chaîne. Tey nag recette du jour bi ma leen di proposer mooy que ni ñu defar bûche de Noël recette boo xam ni instant yi dafa dox surtout ak fête Noël yi ñu bari dañ koy réaliser seen kër. Voilà, léegi nag pour defar suñu ay bûche de Noël on aura besoin de 120 g de farine, 120 g de sucre ak 4 nen. Léegi nag lii pour première étape bi la. Léegi nag ñu daal di jël suñu ay nen daal di ko toj def ko suñu bool. Voilà, léegi que ni def nañ suñu ay nen dañuy daal di jël suñu 120 g de sucre moom tamit incorporé ko ci biir nen yi. Après daal di jël suñu fouet daal di battre suñu ay nen ak sucre ba ñu am texture bu ñu soxla. Voilà, léegi que ni battre naa sama sucre ak sama nen ba mu jox ma texture bii ma soxla. Léegi damay daal di jël sama 120 g de farine yi moom tamit ma daal di ko tamiser incorporer ko ci sama biir mélange. Tamiser bi day tax du am benn donju, mélange bi dina neex a defar doo ci gis benn donju, mélange bu homogène lay doon. Léegi balaa may taal mix bi dama koy yëngal ñi nga xam ne farine bi du tëb, sinon sa plan de travail yëpp ay takk ak farine. Voilà, léegi nag comme yëngal naa ba mu jaxasoo mun naa jël lii daal di ko mélanger. Et voilà, léegi yëngal naa ko ba mu jox ma mélange bu nice bi, couleur bu rafet bi. Léegi damay daal di jël sama moule bi nag comme ni ma leen doon wax souvent rek damay jël diwlin def ko ci fond bi nga xam ni papier bi dina mën a toog te du bouger. Léegi nag je tiens à préciser que ni ba may defar crème bi defuma ci levure parce que bëgguma après sama pâte jóg gonflé. Pour nga bañ ñu gonflé doo si def levure bi. En plus ma préciser que ni ci sucre bi dama cee defaale sucre vanille. Léegi nag damay daal di jël sama mélange sotti ko ci sama moule. Mélange bi nag amul levure ma waxaat ko parce que bëgguma sama pâte gonflée moo tax defuma ci levure comme bûche de Noël lañ wax. Voilà, léegi damay daal di jël pâte bi étaler ko bu baax ba mu nekk comme ci pâte yi. Voilà, gis ngeen étalé naa ko ba pare. Léegi nag ni ma ko étalé dama koy jël yóbbu ko ci four bi 180 degrés pour 15 minutes. 15 minutes rek après sama gâteau daal di pare. Léegi nag deuxième étape bi de temps que suñu gâteau di ñor ci four bi. Deuxième étape bi dañuy defar ñaari façon crème. Première crème bi crème kii la fromage blanc la ñu jël ak benn nen ak ñaari cuillère à soupe de sucre. Deuxième crème bi crème au chocolat lay doon dañuy soxla suñu chocolat bar bu ñu dammate après seyal ko ci micro-ondes bi wala ci sa ndox mu tàng ak suñu beurre boo xam ni dafa nooy ba pare dañ ko génnee à l'avance ci frigo bi ak suñu crème fraîche boo xam ne mu ngi nii liquide moom lañ def nii tamit xaw ko nuggal tuuti. Léegi nag ñu daal di jublu ci njëkk a defar crème bu weex bi ba pare après ñu doog a jublu ci crème au chocolat bi.
léegi damay daal di puus bii fële jël sama benn nen toj ko daal di jël jaune bi séparé ko ak blanc bi parce que dama ko fàtte séparé voilà mi ngi nii jaune bi jël blanc bi def ko fële soxlawuma ko léegi jël sama sucre 2 cuillères à soupe yi moom tamit de sucre ma sotti ko ci sama nen bi après daal di jël sama mixeur voilà gis ngeen sucre bi ak nen bi lu ma jox léegi damay daal di jël sama fromage blanc bi moom tamit daal di ko def ci biir sucre bi ak nen bi ma mélangé voilà léegi nag ma daal di jëlaat fouet bi continuer mélanger yépp léegi su ma ko mélanger nii ba mu xaw a jaxasoo tuuti dama koy sotti daal di jël fouet bi sama première crème léegi pare na gis ngeen consistance bi lii laa ci soxla woon am na ko léegi nag avant may continuer ak crème chocolat bi sama kii pare na dama koy jéem a dindi comme instant yi dafa tàng dama koy jéem a dindi ci papier bi lànk voilà comme décollé naa ko damay daal di jël sama mouchoir sama torchon bu set wecc xaaral léegi damay jël lii daal di ko puus fële daal di jël sama torchon bii nii su ma ko jëlee ma étaler ko ci table bi jël sama pat bi moom tam teg ko nii lii nii damay jéem a rouler comme si tàng-tàng bi nii ma jéem a rouler sama gâteau nii comme ça mu am forme kii bi rouler bi parce que sinon boo ci diwee crème bi ba pare te rouler woo ko après day naqaree def comme ci tàng-tàng bi nii laa koy laxasee daal di ko teg fële mu sedd le temps may eggali sama crème chocolat léegi nag crème chocolat bi moom mi ngi nii comme tàng na damay daal di jël chocolat bi def ci sucre kii bi beurre bi daal di ko mélanger damay jël meew bu tàng bi daal di ko sotti ci kawam voilà damay jël meew bi mooy crème fraîche bi sotti ko ci biir moom tamit daal di continuer mélanger léegi nag damay jël crème bi daal di ko dugal ci frigo bi pour benn 1 heure de temps 30 minutes le temps que muy formé wu waat tuuti léegi nag dañuy dindi suñu torchon bu ñu defoon ci suuf gis ngeen gâteau bi am na forme roulé bi ba pare gis ngeen instant yi même boo ko bàyyee noonu sax day bëgg a delluwaat normal gis ngeen lii laa si doon ut moo taxoon man dama ko ci sama torchon bi léegi dama koy daal di jël teg ko ci papier bi comme ça nga xam ni torchon bi pare na dootul takk comme crème biñ ci diw ak yooyu noonu luy takk yépp day yem ci biir papier bi voilà léegi dañuy daal di jël suñu crème fromage bi ñu defaroon mélanger waat ko tuuti voilà léegi nag daal ko def ci suñu kaw
jël yëpp léegi nag suñu paree ñu daal di koy étaler. léegi pare na dañ koy daal di jël enroulé waat ko bii tam nag moom comme am na crème bi ndànk la ñuy def rek voilà comme ça voilà léegi nag gis ngeen enroulé nañ ko ak crème bi yépp léegi gis ngeen partie bii di gener nii côté yi dañ koy daal di dakk sinon day yàq suñu décor léegi affaire bi dagg bi ndànk la rek sinon moom voilà lii léegi baaxul après da ngeen koy jox xale yi rek gis ngeen ni mu mel fii même chose bi lay def fii dindi affaire bi si ñaaw li koy déranger li gêner ndànk rek voilà léegi suñu quiche mu ngi nii dañuy daal di jël crème chocolat bi moom tamit daal di koy étaler ci kawam léegi nag suñu chocolat bi doon reposer ci frigo bi génnee nañ ko moo nekk nii texture bi laa soxla woon pas mu nekk chocolat bu foncé mais mu nekk bu couleur bu sàcc tuuti éclat nekk gis ngeen c'est très simple à faire ba pare soo toppee étape yi ni ma ko defee dara du compliqué ci yow en plus boo leen seetloo chocolat bi defum ci sucre parce que chocolat bi am na sucre chocolat meew bi laa tànn bi nga xam ne dafa saf suukar ba pare boobu laa tànn te surtout nag boo yoree ay xale wala nga yor mag boo xam ni xam ne suukar bu bëri baaxul ci moom surtout nga defaral sa gâteau sa bopp sa kër di nga mën a limiter dose sucre bi au lieu que nga koy jënd xam nga doo xam quantité sucre buñ ci def ak affaire yooyu yëpp léegi nii moo gën a kii nga xam ni lépp yow di nga ko mën a contrôler sa bopp. voilà léegi nag comme def nañ ci suñu chocolat ba pare dañuy daal di jël suñu kuddu def suñu ay forme nii xam nga day nuru rek xam nga bûche de nag bûche moom comme benn arbre bu nekk bu daanu bant bu daanu ci àll bi affaire yooyu noonu xam nga loolu la lay jox soo ko gisee nii loolu la lay jox benn tranche d'arbre bu watt noonu wala nga matt xam nga voilà mu ngi nii léegi pour décorer ko nag dama am fii coco râpé ak sama chocolat blanc coco râpé bi nag idée bi xam nga pour lan la comme mu mel ni neige buy daanu xam nga ci kaw bant bi exemple loolu moo tax ma préféré utiliser coco râpé bi mais ku si nekk lu la neex mun nga jël say fruits nga décorer ko sa kaw biche mun nga jël lu la neex say tàngal ça dépend ci yow rek ni nga ko bëggee nga def ko sa décoration voilà léegi damay def fii mu xaw a bari tuuti digg bi
nga rebord yi moom dama ci sànni tuuti nii rek voilà léegi nag bu la neexee nga def sa chocolat bu la neexee nga def sa lu la neex yow yaa xam rek léegi man dama koy jël rek teg ko nii comme affaire yi si kaw si biir chocolat bu marron bi laa def bii ni si kaw ma jël chocolat blanc bi xam ngeen kon ànd na voilà léegi nag sama quiche pare na damay daal di jël dressé ko ci sama kaw plat léegi nag pour teg ko ci plat bi nag day xaw a compliqué tuuti moo tax dangay def ndànk rek yëkkati ko ndànk xam ngeen xool rek nuy koy defee ndànk te nga xam ne affaire bi du yàqu léegi man damay jël kuddu yi nga xam ne taat bi dafa plat ñaar yi sama taat bi dafa plat léegi ma jéem a jël soulever tuuti ci suuf nii voilà léegi fii gis ngeen teg naa ci kuddu bi ma jëlaat côté bii xaw a soulever tuuti rek voilà gis ngeen léegi comme soulever naa ñaar yëpp nii dama koy daal di yëkkati ndànk teg ci sama plat def ndànk rek léegi nag daal di pousse li yëpp pousse naa kii yëpp léegi daal di nettoyer chocolat bi fi mu tache fi bi ma ko doon yëkkati voilà c'est nettoyer naa ko ba pare léegi pour mu xaw a kii tuuti damay jël plat bi tamit sànni si tuuti coco râpé voilà comme ça mu gën a naturel tuuti ba si kaw chocolat yi nga xam dama ko tegoon noonu fekk def naa coco râpé bi ma sànni ci kaw chocolat blanc bi tuuti xam nga mu mel nii neige bi da doon wadd ci kawam nii voilà lépp rek ay idée décoration la ku si nekk yaa xool idée bu la neex rek nga defar ko. Et voilà sama quiche de Noël mu ngi nii pare na neex nooy xam nga mën nga ci lekk bu fii bu suba te doo mës a doyal vraiment parce que neexaay bi oyof bi en plus tamit dama ko def sans sucre bu bari. vidéo bi nag bu leen neexee bu leen fàttee commentaire aimer partager xam nga merci beaucoup à la prochaine pour une nouvelle recette et bonne fête.